إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سادة الحاضرين، يسرنا أن نكون في حضرة الشهيد الحي الراحل الباقي والساكت المتكلم الأستاذ الدكتور إبراهيم محمود جوب، المحتفى به. في حضرته سيتناول الكلمة كل من مستشاره الخاص أبو بكر حاج عبد الله نياس، وسيد الشيخ تيجان جاي نائبه في رئاسة جمعية أنصار الدين، وأستاذ الدكتور شرنوكا الحبيب، وبعدهم إن شاء الله. mbokki asalaamaaleykum wa rahmatullah. di nuyu ñi nga xam ne ñoo fi teew di bëggee seen teew ci jotaay bi nga xam ne nee naa jotaayu nit ku shahid la ci toolu yàlla, waaye di dund itim ba léegi ci biir xol yi. jotaay ku fàddu la ci jëmmu, waaye des fi ne dàng ak ay jëfam. jotaayi ustaaz docteur Ibrahim Mahmoud Diop. ñaare bu ma ne ustaaz docteur am ñu ma ko laaj ne ma lu waral nga naan ko docteur. ànd ak dégg naa lu bari boroom xam-xam yi di ko ooyee loolu, waaye njiiti boroom xam-xam yi ci ñun seen sang mooy Mawlana Cheikhul Islam. dafa mas a bind benn lettre mu jëm ci ki ñuy tuddee faqihul Quds ustaaz al amin al Huseyni. jox lettre bi ustaaz Ibrahima Mahmoud Diop am lu mu ko wax ci secret ne ko soo demee waxal ma ko ko. lettre bi nag mu am it lam ca wax, mais ci lettre ba daf ci bind ne ko أما التفاصيل فتتلقاها من الدكتور إبراهيم محمود Diop. lettre bi ma la yónnee nag am na détail yoo xam ne dee su ko bind ci këyit, ndax période boobu lañ doon surveiller lettre yi nga xam ne moom lay bind, surtout di ko bind révolutionnaire yooyu nga xam ne ñoo njëkk a taal révolution pour défendre al Quds. moo tax ba am ci loo xam ne dee su ko bind, oustaz la koy yootal, bu àggee mu yootal ko waaja. lettre boobu daf ci bind al oustaz docteur Ibrahim Mahmoud Diop. waaye am na yeneen yoo xam ne itam xew na gannaaw gi. ànd naag Mawlana Cheikh al Islam ñu nekk ci Chine, ñu dox ba ci kanam oustaz mu ne bàyyi ne ko alhamdulillah suma école bi ndeke dana pare. ba nga génnee ci école boobu, ci daara jooju, ci université boobu, dem ca université ya di fa jàngale. wa kullu dhalika xaasilun wa anta fi silki tadris. oustaz li muy dégg arab mu ne baat yi xam na li muy firi lépp, waaye xamul li bay wax. ndax nu muy nekkee ci université yi di jàngale loolu moom ëlëb na ko, ndax xam na ne am na yeneen critères yu ñuy xoolee yu dul xam-xam rek. jamono di dox ba Kwame Nkrumah ibbi benn université
université Kwame Nkrumah ca Ghana ci Accra tànn ko mu war a doon kiy jiite département arabe bi nekk foofu. bi mu ñëwee ne nañu toog di présenté borom xam-xam yi ba yegg si ci moom ne oustaz du docteur Ibrahima Mahmoud Diop mu ne ma may jooy nit ñi xamuñ lan laay jooy waaye maa ngi fàttaliku ba ma bàyyi di wax ne lii dana am wa kullu zalika xaasilun wa anta fi silki tadris. noonu la war a demee ndax itam dafa bind thèse moo ma ko nettali bàyyi ne ko wax ma ban programme nga leen di proposé nee na mu bind benn programme indil ko bàyyi oo kilifa yi nga xam ne ñoo fa nekk Seydi Ali Cissé Cheikh Hadj Abdallah Seydi Ahmed Tidiane Cheikh Ahmed Dame Niass ak ñeneen Cheikh Aboubacar Serigne Bay mu jàng programme am ba pare mel ni kuy soutenir ma ne dañuy def leen soutenance la loolu. bi mu paree bàyyi jël li nga xam ne moom la bindoon bindal ko benn certificat ci kaw thèse am booba la doon oustaz docteur parce que dafa soutenir thèse bàyyi bindal ko ci ca kaw. maa ngi tim benn leetal nii ci bindu loxoom bàyyi incha allah dañ ci yegg après bàyyi may ko ndigal nag ne ko demal représenté ma ci renaissance africaine boobu nga xam ne ma ngay am te ca Gaana lay amee ndax man fii suma réew mi ñaanal réew mi bi mu ne maa ngi ñaanal suma réew nag dafa wax ne sama réew mii nga xam ne mooy Afrique boobu bàyyi kii wax panafricaniste mooy wax. oustaz Ibrahima Mahmoud Diop nag moo doon ambassadeur am ci liggéey booba maa ngi tiim rapport boo xam ne oustaz Ibrahima Mahmoud Diop moo ko bindal boppam. waaye intervenant yi incha allah ñoo ci war a ñëw ci yenn détails yooyu maa ngi jox kàddu gi nag ki nga xam ne mooy Souleymane Gilles Diop mu ubbi waxtaan wi incha allah fu ñu toll rek lañ leen wax tolluwaay ba lan la ak kan moo war a wax Gilles. Merci oustaz Babacar Niang, chers téléspectateurs de la RTS, membres du GRAD, chers disciples de Cheikh al-Islam El Hadj Ibrahima Niass. Avant d'entrer dans le vif du sujet, suivons ce portrait réalisé par Ibrahima Ndong, journaliste à la RTS. La nouvelle tombe comme un couperet. Le professeur Ibrahim Mahmoud Diop est parti sur la pointe des pieds à l'aube de ce mardi 24 juin 2014 au royaume chérifien. Plus connu sous le nom de Barham Diop, Ibrahim Mahmoud de son vrai nom était l'homonyme de l'imam de la Faïda de la Tijaniya, Maulana Cheikh Ibrahim Niass, dit Baye. Son père Mahmoud Diop était aussi un fidèle disciple de Cheikh al-Islam. Guide religieux, islamologue, Barham Diop était aussi un conférencier de renommée internationale. Polyglotte, l'homme que la Oumma islamique a perdu aujourd'hui, maîtrisait parfaitement l'arabe, le français et l'anglais. Il était aussi célèbre grâce aux conférences qu'il tenait à travers le monde. Il propageait les enseignements du Coran, du prophète Mohammed paix et salut sur lui, de la Tariqa Tidjane et de la Faïda de Tidjaniya. Le professeur Barham Diop était l'un des fondateurs de la Ligue islamique mondiale. Il était aussi le secrétaire général de la Rabita des Oulémas du Maroc et du Sénégal, entre autres. Dans cette émission enregistrée le 28 mars 1999, le professeur était invité à parler sur le Coran et le monde contemporain, suffisant pour avoir une idée sur la dimension spirituelle de l'homme qui a grandi sous l'ombre de Baye Niass à Medina Baye. Après une vie remplie de bienfaits et de dévotion, Ibrahim Mahmoud Diop a quitté ce bas monde à l'âge de 82 ans. Que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis céleste. jërëjëf mbooloo mi ginnaaw portrait bu am solo boobu ñu xool ñu déglu ki nga xam ni moom mooy xalifa bi di Cheikh Tidiane Ibrahima Niass déglu ki nga xam ni moom mooy imam Cheikh Tidiane Alioune Cissé déglu ki nga xam ni moom mooy Zeyda Rokhaya Ibrahima Niass. li saay bi waxoon rek dafa baax a ahmada yóbbu naylul baka raajil baka min baadi ahmada ahmaku kon ñu ngi jël si ak beneen yoon di sant mboolem këri diine yi nga xam ne dajale bi di sant ki nga xam ne tey moo nekk ci bopp bi tariqa tijaaniya mooy xalifa bi di gërëm mboolem sulafa yi nga xam ne ñëw nañ ci ñu ñëpp ñu leen di sant di leen gërëm yeesalu seen taxawaay di leen ñaanal ñoom ñaan
wax tuuti rek ci ay seede ci borom xam-xam bi nga xam ne fàddu na ci fan yi passé muy oustaz Ibrahim Mahmoud Diop. borom xam-xam la boo xam ne jëfee na xam-xamam moo tax waxtu nekk rek ngay gis xam-xamam di dolleeku ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne man amila bi ma alima awrathahu llahu ilma ma lam yaalam. yonent bi ne na képp ku jëfee lim xam yàlla dana ko xamal loo xam ne xamu ko woon. loolu nag feeñ na ci moom bu baax a baax gannaaw boo xamee ne Mawlana Cheikh Ibrahim yar na ko yar bu wér teg ko ci kaw yoon ndax koo xam ne yar nañ la yar bu wér ki la doon yar bis bu la fàddoo itam ci lam nekkoon rek ci ngay nekk. looloo tax ba bu set rek muy gën a nekk kéemtaan ci kanam mbindeef yi waaye lépp rek mbooti Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu waaye fekk na moom itam mu nekk place pour loolu ndax nit danañ bëgg nga mel noonu waaye doo nekk place am su boobaa itam du sotti waaye bi Baay buggee mu mel noonu tam nekk place loolu yàlla sottal na ko ci moom. ku jàng la wattu na alquran mbooleem li ñuy jàng fii ci Sénégal jàng na ko am na xam-xam bu bëree bare bëri te loolu ñun xam nañ ci dara ndax waxtu wu nekk su waxee soo gëstoo li mu wax da nga fekk ne noonu la tëddee amul lenn loo xam ne ci bakkanam la jógee. mas naa ko wax naa ko ne ko mas naa wax imaam Hassan ne ko oustaz li ma neex ci waxam mooy lépp lu mu wax rek boo ko gëstoo da nga fekk ne nam ko waxee noonu la tëddee bu ne yonantu be ko wax yonantu be ko wax bu ne bàyyee ko wax bàyyee ko wax. loolu nag du lu yombut ci jamono ji ju nekk waaye moom sanad bu wér la ba nga xam ne lépp loo xam ne jëlee nga ko ci moom rek bu la neexee nga ne dëgg la te doo ci am benn sikk sàkk. man nag sama moroom la woon ci jàng kase woon nañ ci daara ji dañ daan rawante toujours moom ci mbaaxam fu mu waxaan dana wax Seyda Rokhaya suñ moroom la woon ci jàng dañ daan rawante te ca ñi raw la daan bokk. loolu daf ma ko daan seede waaye mbaaxam rek la waaye moom ci daanaka damay wax ne ca ña fa rawoon la bokk te raw fa sax taxut a mën a joxe xam-xam bi ni mu demee waaye moom lépp lu mu xam mën na koo joxe nam ko xamee te dafay dugg ci xoli nit ñi nam waree. Oustaz Barham Diop daal xamuñ ci moom lu may xoyof tooy te waroon a diis xam lu bari te mën koo joxe. ànd ak Cheikh l'Islam ci tukki ak teew di secrétaire maa ngi fàttaliku benn bés Baye daf ko yebaloon mu dem di ànd dimbalanteeg Nkrumah ci Afrique liggéey bi mu doon def ci Afrique mu di ko ci dimbale ci arab bi foofu sax bind na Baye leetar di ko wax ne maa ngi sant yàlla li ñu santoon ñu ngi ci ñu ngi ciy am ndam itam wante tase naa fa sax ak sama jigéen Seyda Rokhaya mu ngi ci jàmm ma ngi ci li nga ko santoon itam kon nag man buñ ma laajee ci moom mënuma wax lu may ne nit ku baax nga noonu nit ku bari xam-xam nit ku lewet nit ku bëgg ay mbokkam nit ku bëgg Cheikh Baye te liggéeyal ko liggéey bu mat sëkk ci biir réew mi ak ci biti réew mi. waaw jërë ngeen jëf mbokk yi ci ànd boobu ngeen ànd ak extrait yooyu nga xam ne moom lañ leen seetaan mbokk yi kon léegi dañuy jox kàddu gi ki nga xam ne mooy Cheikh Babacar Niass. Cheikh Babacar Abdoulaye Niass kenn la ci ñi nga xam ne àndoon na ak oustaz liggéey ak moom oustaz wóolu ko ci lu bari ba nga xam ne liggéey bi nga xam ne xalifa bi Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahim Niass moo ko santoon kuréel gi nga xam ne ñooy ansaaru diin moom muy Cheikh Babacar Niass moom la oustaz tegoon ci comité de pilotage bi nga xam ne moo jiite liggéey boobu njëkk ñuy def commission yi gannaaw gi itam doon na ko fa wuutu moom ak doomam yaakaar nañ ne mi ngi ci salle bi Cheikh Moustapha Diop ñi ngi profité ci occasion boobu di wax mbokk yi seetaan ne njabootu oustaz gi ñi ngi fii wala am na ñu leen fi teewal Cheikh Ibrahim Diop mi ngi fi Cheikh Sidi Aliou Diop mi ngi fi Cheikh Abdullah Diop itam mi ngi ci jotaay bi kon ki ñuy jox kàddu gi mooy al oustaz Babacar Alhaji Abdoulaye Niass mu ñëwal ñi ci jaar-jaaru oustaz docteur Ibrahim Mahmoud Diop
ak poste wala fonction yi nga xam ne amee woon na ko ci instance internationale yi ak ci biir réew mi itam bismillah oustaz docteur al oustaz Babacar Hadj Abdallah yow la mbokk yi di déglu ak di seetaan. alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala maulana rasulillah sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. bokki téléspectateurs yi ñuy seetaan ci fépp fu ñu mën a nekk ci biir ak ci biti réew wi gannaaw buñ nuyee public yu tedd bi nga xam ne ñoo bokk ak ñun jataay bi émission bi ñu ngi sant yàlla bu baax ci occasion bi nga xam ne may nañu ko pour ñu jéem a delluwaat tuuti rek ci benn facette ci facette yu bëri yi nga xam ne kooku oustaz Babacar ña ngi doon présenté léegi mooy le professeur Ibrahim Mahmoud Diop daanaka ay fan ak ay weer wala ay semaine mooy doy pour ñu mën a toog di waxtaanee ay jaar-jaaram waaye du tere ñu jukki ci benn partie rek ci dund bu riche boobu noonu nga xam ne mi ngi ko defoon ci ron kilifaam sëriñam wayjuram lay wax Mawlana Cheikh al-Islam Alhaj Ibrahim Niass ndax kuñ la jox ci bi mu amee juróomi at kese la ko wayjuram jël jébbal ko Cheikh Ibrahim Niass kooku ni mu ko daan woowee sama doom sama turandoor sama soppe doomi sama soppe dundam bi yëpp daanaka ci wetam la ko def gannaaw bu mu jàngee alxuraan tari ko ci at yu néew mu continuer di jàng ak moom ba mu dem ba mu gis ne àlluwaam rafet na mokk na mu teg ko ci wetam mu nekk secrétaire am particulier pendant près d'un quart de siècle mun nañ wax ne 1951 ba ni fi sëriñ bi ju jógee Cheikh al Islam 1975 mi ngi woon ci wetam mu wóolu ko ci biir ak ci biti réew mi naka mu ko doon defee ak ñenn ci njaboot gi moom Oustaz Ibrahim Mahmoud Diop moom nag mi ngi nekkoon ma ne secrétaire particulier bu Mawlana Cheikh Ibrahim 1951 ba 1975 bi mu fi jógee tamit mu continuer liggéey boobu noonu rafetal ko lool ci instance yi nga xam ne moom la Oustaz Babacar ña ngi doon wax ci biti réew ak ci biir réew mi kay nekkoon na membre fondateur de la Ligue islamique mondiale ci wetu Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu maa ngi koy mës a indil benn document buñ gisoon ci archive Haj Abdoulaye fekk document bi mi ngi def procès verbalu assemblée constituante de la Ligue islamique mondiale liste mi nga xam ne membre fondateur yi ñu ngi ci Mawlana Cheikh Ibrahim mi ngi nekk en 3e position à côté de docteur yu bëri ku mel ni Saïd Ramadan al Bouti Mahmoud Sawaf da nga gis Oustaz Ibrahim Mahmoud Diop ci biir te loolu ci début 60 yi la kon nga gis ne kii réew mi moo ñàkk un digne fils de la nation yéy na kon ñu rendre ko un grand hommage gannaaw buñ paree ci émission bi nii te loolu te xam naa ne dinañ ci ñëw incha allahu ci dans le futur ci lu soriwul dara defal ko hommage boo xam ne bii nii dana dëppoo ak sa dimension internationale o àddina yëpp ñu ñëw ci barab yu kawe moom nag mi ngi nekkoon conseiller spécial de la Ligue islamique mondiale mu chargé wu booleem luy Afrique bu ñuul bi ñu di koy gën a xamee ci Afrique subsaharienne lépp luñ fi Ligue islamique mondiale lépp lu muy doxal wala lu mu fiy dogal moom la ciy laaj xalaatam moom Oustaz Ibrahim Mahmoud Diop naka noonu mu nekkoon membre de l'Académie du Caire te biñ ko koy décerner mu ngi fa def benn discours ci arabe boo xam ne bii nii keroog jommal na naar yi tegoon foofu surtout ku ci mel ni le président Hosni Moubarak dem na ba dafa mujj de tourner chaise bi jàkkaarloo directement ak Oustaz fekk moom moo waroon di wax ci turu délégué yi jóge ko woon ci bitim réew yëpp mu wax ko ci làkk arab bu rafet di koy tàmbale naan kirtu artabiku marratan xiina shurriftu wa kulliftu bi ilqaai kalimati lmusharrafin langue arabe ni mu ko daan def radwanullahi alayhi loolu bokk na ci li yéemoon naar yi nga xam ne ñoo ko nàmpoon moom nag ñu nekkee woon noonu membre de l'Académie du Caire noonu la nekkee woon tamit membre de l'Académie de Bagdad
muy ay distinction yoo xam ne yii nii duñ ko ràngal ci réew yooyu nga xam ne duñ ko def rek par complaisance noonu la nekkee woon tamit chef du département arabe de l'université Nkrumah ndax xam Oustaz Babacar Niang wax na dëgg docteur la woon dëgg-dëgg moo la nga ne docteur yi parce que ñu bëri ñu def seen thèse daanaka bu ñu commencé ba nit ñu pare seen rédaction yëpp moo leen doon compter di leen superviser bañ pare ba nit ñu soutenir kooku kay mun nga wax ne docteur yi la woon. nekk noonu moom Oustaz Cheikh Ibrahim Mahmoud Diop noonu la nekk woon président du réseau Islam et Population yooyu yëpp di ay facettes yoo xam ne yi nii yu multiple ci yum rango woon nekkoon président cercle des études et de recherche islam et développement ñu gën ko xam ci CERID nekk na ci membre fondateur yi mais par la suite sax assuré na présidence bi CERID ak réalisation yu bëri yoo xam ne nii CERID réalisé na ko moom mooy ki nga xam ne financement yi yëpp ci moom la jaar moom moo dem toppatoo ji ko ci biti réew ci lu mel ni organisme islamique yi lu ci mel ni ligue islamique mondiale Rabita wala ci yeneen sponsor yoo xam ne yi nii moom moo ñëw indi ko ndax mun nañu wax sax tamit en 79 yaakaar naa ñu bëri ñu ngi koy fàttaliku premier financement bi Irak joxe woon mu jëm ci jumaa ji boobu moom mooy ki ko doxoon toppatoo ko ba mu ñëw mu indi ko ñu def ko ci jumaa ji mu tolloo nag à l'époque defe naa ay 179 millions wala 180 millions yu demee nii kon liggéeyam ci diine doonu toon nit koo xam ne kii nii rek dafa jógoon pour toppatoo mbiri boppam yemale ko ci boppam waaye l'islam moo ko ñoroon ak lépp loo xam ne lii nii lu jëm ci l'islam ouverture d'esprit bu yaatu ak nu mu gisee woon ak esprit de progressisme tam bi mu amoon nit ku progressiste la woon waaye ku bëggoon tamit l'excellence ci lu bëri ku perfectionniste la woon radiallahu anhu mais mun nañ wax ne Oustaz Ibrahim Mahmoud Diop en 85 ma ñëwaat rek ci li Oustaz Babacar Niang doon wax ne docteur la woon mu ngi nekkoon en 85 le gouvernement algérien invité ko mu ñëw joxe des cours magistraux à l'université de Constantine en tant que visiting professor loolu nag gaa ñi les académiciens les universitaires mun nañ xam loolu ban sens la am bi mu defee cours magistral boobu noonu à l'université de Constantine étudiants yi ñoo doon réclamer pour mu ñëw di continuer ak ñoom di leen di jox ay enseignements à l'université c'était un universitaire il a formé des milliers et des milliers wala pour ne pas dire des centaines de milliers d'étudiants et de cadres do xam naa ne ñu bëri dinañ ci ñëwaat ci loolu rek danaa paraphraser ay quelques professeurs bu mel ni comme Abdoul Aziz Kébé lu mu wax ci moom mu ne Oustaz était un maître dans tous les arts de l'éducation islamique. Son discours était universel puisqu'il portait toujours le message universel du Coran. mu ne il mérite que son nom soit inscrit sur le front de l'université islamique, d'une université islamique, d'un amphithéâtre ou d'un édifice qui diffuse le savoir et l'éthique. lii keroog bi Macky Sall ñëwee di présenter ses condoléances tamit ku ñuy wax un shérif Cheikh Haj Abdoulaye El Mishri c'est en marge de kii séance bi biñ jógee avant muy dem moom ñëw na ci président suggéré ko li proposé ko ne ko ñu ngi xaar Sénégal autorité Sénégal yi joxe ko tuddee ko turu université bu mag fii nii que soit une université islamique wala arabo-islamique en tout cas loolu bokk na ci ay méritam ndax lim liggéeyal diine lim liggéey laal lim def ci langue arabe ñu bëri tey buñ jàngee arabe ba tey di koy wax parce que moom moo leen ko bëggloo moo leen ci intéressé kon dëgg-dëgg ci témoignage bi le professeur Abdoul Aziz Kébé di enseignant ici tamit ci département arabe li mu wax doonul rek lu mu wax par complaisance waaye nii la tëddee te li mu wax ne mérité na loolu mérité na plus que cela lui ressortissant de l'école de Cheikh Ibrahim Niass loolu la ci teg n'en demeure pas moins l'ambassadeur de tous les foyers religieux et ça c'est sans conteste dëgg-dëgg loolu mu wax foofu tamit wax na ci dëgg oustaz ouverture d'esprit bi mu amoon esprit de tolérance bi booy wax qualité humaine am yi doo fi jóg suba bëgguma monopoliser wax ji yëpp waaye daal maa ngi koy tëjee
ci ay bayt yoo xam ne ni moom la Cheikh Ibrahim waxoon ci moom bu yàgg bi muy jàng ba jeexal mulhatul i'rab ñëwoon ci mooy benn livre de recueil de grammaire arabe la bu ñu jàng moo waroon mu jeexal ay kayit mu ñëw di koy ñaan kayit mu wax ko baat yi nii ñu wax ko ci français. Ô Barham, en voici les papiers que tu demandais. Bien guidé, tu es passé à l'opposé des gens incompétents. Vis et sois une noble référence. Sois un jeune qui solutionne tous les problèmes compliqués. Que les feuilles et les plumes se soumettent à toi, jusqu'à ce qu'on dira, n'est-ce pas qu'il est Barham? Me paraphraser une dernière fois, Alioune Badara Sarr, universel mais modeste. Savantissime mais effacé et proche. Donc, un des mercures rouges de Cheikh Ibrahim Niass. qu'Allah soit satisfait de lui. Assalamu alaikum wa rahmatullah. jërëjëf Cheikh Babacar wax nga wax ju am solo, universel mais modeste. Son discours était universel. Je crois que ni lu am solo nga wax waaye dañuy interpeller docteur Kar mi nga xam ni moom mooy directeur institut islamique yàgg nga ak ànd ak oustaz tukki nga ak moom seq ngeen lu bëri bëri jëm ci wàllu recherche jëm ci wàllu bind bëgg nañ nga ñëwal ñu ci oustaz. alhamdulillahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala rasulillah sayyidil awwalina wa sayyidil axirin sayyidina wa habibina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullahi alayhi salaatullahi wa salaamu alayhi. bisu tey bi bisu wax lenn ci ngëneelu Cheikh Ibrahim Mahmoud Diop la waaye bisu njàqare la bu metti ci sama classe gi. Cheikh Ibrahim Mahmoud Diop shahida allahu bi anni lam unaadihi marra ila ustaaz al-jiil منذ أن عدت من الدراسة في عام 1982 yàlla moo ñu man seede ne man mu doodi mii di wax masuma dajee ak oustaz Ibrahim Mahmoud Diop ndara ma tuddee ko professeur de la génération. defe naa ne kooku boo ko doon xayma ci xam-xam dana ëpp sax oustaz docteur wax naa ko doomam bi karak ba ma ko jaale jee te nit yàlla yi bu ñu fi naatul lépp loo leen wax bu dool naka sa noonu danga ko séq ak ñoom bisu dajee ba. Oustaz Ibrahim Mahmoud Diop suñu doom walla suñu sëriñ loo ci wax baax na di Aboubacar Alhaji Abdoulaye Niass wax na léegi ba tudd 1951 mais damay fàttaleku ne am na man daara bu ma newoon maa ngi fa dem 1955 maa ngi fa ba 1963 booba baatu xaala boo ko bindee duma ko firi ma mas dégg booba rajo bëreegul mais ma dégg Ibrahim Mahmoud Diop di wax ci rajo ca laa bëggee man njàngum arab ba fii ma toll booba xaala man manuma ko firi ndax man maa ngi commencé prix 1964 à Saint-Louis njàngu xam-xam ma moo xaw a bar tuuti
mais ci la sama xol duggee ci njàngum arab man Cerno Ka te loolu nettali naa ko ay yoon ca jamono boobu itam walla boog ci gannaawam laa mosoon dégg Cheikh Ibrahim Cheikh Islam wax ne alhimamu taalul kawaaxibu awil kawaaxiba boo koy i'raab mu ne itte dana dem ba koweel doojooru doom aadama doojoor bi ci suufu tànk fu mu àgg doon shahidallahu aydan anni kullama rakibtu taairata ufakkiru fi zalika heure bu may duggee avion gis ndoojoor si fo nekk ci suufu lépp lu nekk ci avion bi loolu itte la Cheikh Ibrahim Mahmoud Diop ñun fii ci université ak université ci adduna yi yëpp dafa am système bu xam ne bii dañ koy nattee xam-xam defe naa ne suñu mbokki arab yi ñu ngi fi bindkat bu ñu daan wax aqaat misriyul jinsiya bëri na ku amoon doctorat ci langue arabe moo la gën a ñaw xalimba Ibrahim Mahmoud Diop bokk na ci ñi nga xam ne bu ñu dajee woon ak universitaire yi nekk fii ci kër gi te xam naa fi lu bari defe naa maa ngi fiy def 33 ans ci biir kër gi génnuma ko defe naa ne it grade bu fi yàlla di jox nit jox na ma ko fi xam nga ay universitaire ñu ngi ci biir mais bu ñu doon natt xam-xamam jury booba de man duma ko ñemee jiite man Cerno Ka te mën naa wax ca kaw ne bu ma ko ñemewul jiite fii ci université bi ci langue arabe ña ko fee ñemee jiite du bari xam nga ci biir université laay waxee bon la may wax xam naa ko te man bu boobaa duma ko ñemee jiite ndax am na ruqi galgal yu ustaas di dugg bu fa duggee ñun duñu ko ñemee laaj kon suñu jarbaat bi li mu wax ci ustaas docteur mooy professeur docteur Ibrahim Mahmoud Diop defe naa ne amul fenn fu xam ne ci université du monde bu ñu ko waxee danañ ko mën a contester Ibrahim Mahmoud Diop man ànd naa ak moom tukki Aboubacar Alhaji Abdoulaye Niass tukki yi muy wax ci Algérie bu 1985 ci bijaaya ñoo ànd ci jamono Chadli bin Jadid man moom Seydi Lamine ak ñeneen ñoo ànd bu xasantee na ñoo ànd daje naa ak moom États-Unis kaka dalaloon mu nga ne daje naa ak moom Arabie Saoudite daje naa ak moom ci réunion yu bëri ci adduna bi Ibrahim ñun de dañuy bind ñun dem da xool di wax moom dañ ko naan sa heure jot na mu jóg taxaw du nga benn këyit te bu waxee muur ñu ñun ñëpp ku ci amul chance mu njëkk la wax nga njëkk ko wax kon bu waxee yow sa wax dootul am benn xayma loolu man mën naa ko seede Ibrahim Mahmoud Diop réseau islam et population comme ni mu ko waxee bi ñuy bind naan islam frein de développement Maître Fadil ak ñoom Daouda
bëri woon nañ daaw dañu ngeen ak docteur bi cardiologue bi ñu créé ko boobu membre laa si réseau islam et population man mii leen njëkkoon wax ne naa ko jiite ma ne Ibrahima Mahmoud Diop mu ngi fi Alaaji Moustapha Guèye ñu ngi fi oustaz nag lépp luñ ko mas a dénk ci li ma xam man jox na ko xàqam ba mu jeex yàlla may na ma wërsëgal ma kay bi ñu koy seedee man na njëkk a jox ma bind ci la ma doon wax ci moom yëpp mu ngi ci oustaz Ibrahima Mahmoud Diop ci génération bi moom xaama ci ku ci gën a modeste wax naa ko léegi na ko bu moromam bu mu toogat danga ko wekk ndax xam-xamam xale bu mu toogat comme ñun dañ ko ñeme ndax wàcc ga muy wàcce boppam te xam nga bu may wax lu xam ne amul si moom yéen xam ngeen ko oustaz Ibrahima Mahmoud Diop boo ne ku ñaw làmmiñ la loolu ndesitu wax la li arab di wax ndax loolu moom ñëpp xam nañu ko oustaz Ibrahima Diop ku garde personnalité am la ndax yonent bi defe naa ne waaye mas na ñëw xam naa diw mu ne ndax tukki nga ak moom man de tukki naa ak moom ay yoon waxuma benn yoon dajee naa ak moom ci ndajey xam-xam ci biir réew mi lu bari ba ma ñibbisee ba léegi dajee naa ak moom ci ndajey xam-xam ci bitim réew bi lu bari ci ku doylu la it nag ni témoignage yi leer na rafet na lii mooy wane ni ànd bi yàgg na waaye ci ànd bu jubla te bu leer la aussi dañuy jox kàddu gi ki nga xam ne moom mooy Cheikh Tidiane Gaye Cheikh Tidiane Gaye nekk ancien président bu GRAD nekk membre du cabinet du président Jamiyatou Ansaroudine te ku xam oustaz Barham Diop xam ko relation ak GRAD Cheikh Tidiane dañoo bëggoon rek seen relation entre ki nga xam ne moom mooy oustaz Barham ak GRAD nga tënkal ñu ko. bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin seydina muhammad seydil awalina wal axirin Souleymane jërëjëf ñu ngi yëkkati suñ kàddu ci turu suñ président Salim Ahmed Dame Niang bi nga xam ne mooy président GRAD di jaale université suñ baay suñ yarkat suñ professeur oustaz Ibrahima Mahmoud Diop di yëkkati ay kàddu ngërmande di ko jubale ci RTS bi nga xam ne ñoo nangoo ànd ak ñun pour taxawe si tey taxawaay bii ci biir université ñu ngi wax ne pas-pasu GRAD mooy li ñuy wax ci tubaab la rek benn la ci série hommage yoo xam ne dañ ko fas yéene defal oustaz suñ sëriñ Babacar El Hadj Abdoulaye Niass wax na ko léegi moo tax bu tey bii ñoom GRAD dañ ko tudde woon oustaz l'enseignant moo tax ñu defe si ko fii université loolu nag buñ ko defee dañuy wax ne ñun suñu façon la ci témoignel ko loo xam ne sëriñam baayam turandooram da ko dënkoon ndax ci jàngale yim ñu doon jàngal dañ dégg lu bari mu ñu doon nettali ne bés Cheikh Ibrahima Niass radiallahu anhu daf ko laajte fekk nekkut fi mu ñëw mu ne ko foo demoon mu ne ko dama demoon booru Ndofane foog naa ak booru Gànjaay di waxal ay élèves yoo xam ne dañu jàngoon école ba tëj ñuy def cérémonie boo xam ne directeur yi dañuy bugg benn doomu daara bu ñëw di leen waxal ndax ñu gën a sawar ci njàng mu ne ko loolu nang ci sax bul ci jóge ma bugg a wax rek ne lépp luy daayira étudiant ci élève lay commencé sax taalibe Baay Ñas étudiant taalibe Baay Ñas section université bu mu mënti doon boo ci groupe de réflexion Ansaroudine boo ci Baay assistance médicale boo ci mbooloom cadre yu bëri yu nekk di yëngatu ci pays Cheikh Ibrahima Niass bii nii oustaz seen oustaz la seen maître la seen professeur la seen baay la seen sëriñ la ni ko suñ sëriñ waxee léegi di reprendre ay kàddu professeur Abdou Aziz Kébé parce que dañ ne buñ ne diw am na xam-xam nañ laajte ndax boroom xam-xam a ko wax
kon bu universitaire témoigner ci oustaz Barham loolu témoignage bu ñu war a jàpp la te daf ne il est maître dans tous les arts de l'éducation islamique kon ñu ngi wax rek ci turu groupe de réflexion Ansaarud-Din boobu ne ñun bés bi dañu jàpp ne sax du bés bu ñu waroon a wax waaye dañu waroon a oo nit ñi ñu waxal ñu ci nit koo xam ne dañ jàpp ne ñu ngi woon ci ronam waaye xamuñ dara daanaka ci moom ndax dimension am ni mu toll. loolu nag boo gisee ma duggee ci bunt boobu mooy ñun dañoo nekk ci position mun a seede ne ba ñu yàlla dimbalee ñu ànd ak moom ba bés bii mu ñuy tàggoo loolu ko sëriñam dënkoon mosut cee jóg ndax durus yii nii Babacar di wax depuis bañ ko commencé 2005 ba tey mosul am benn talaata boo xam ne oustaz mu ngi Sénégal te defuñ ko léeg-léeg sax dinañ ko def man ma yëg ci suma xol bi ne def gi ñu koy def ñu ngi koy lor parce que xëy na warut wala nekkul en forme mais loolu du nangu mosul nangu mu nekk ngant bañ mun a ba tax ñu bañ a tenir dërs yooyu kon yaakaar nañ ne mën nañoo seedeel sëriñam ne loolu mu ko santoon ci la nekk ba ni mu fiy jóge te ñun seede lañ ci ma jëlaat rek ñaari poñ yoo xam ne bëgg naa ko laal tey ci fajar rek bi may déglu benn rajo Cheikh Ibrahima Niass mu ngi ciy wax ne xam-xam dafa juddoo Medina ndax suñ sang ñun ñëpp Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo jàngal ñëpp waaye ñu ngi ko bojje Bagdad ñu ngi ko toggee Caire mais Afrique kenn ëppalewul leen ci kon oustaz bu nekkee taalibe mu yar ko jàngal ko ba mu nekk membre académie en langue arabe ca Bagdad nekk membre académie en langue arabe ci Caire dëgg man mën naa jàpp ne sëriñam boobu di Baye Niass témoignel na ko ne oustaz borom xam-xam la ñu ngi sant yàlla ci loolu. beneen bunt bi ma bëggoon dugg mooy dama bëggoon wax rek ne ñun grade bi ma président wakilé pour mu wax ci seen tour ak cabinet Ansaarud-Din dama bëggoon ñu may ma rek ma jàng benn poème boo xam ne kenn ci membre grade yi moo ko bind pour bañ a guddal intervention bi feeloo ko suñ professeur Abdou Aziz Kébé parce que ci liñ yëg bokk na ci ñi ko njëkk a martial bi mu génnee àddina kooku mu ngi tudd Aline Badara Sarr di membre grade mu ngi wax ne acrostiche élégiaque pour oustaz oustaz des oustaz oustaz des assoiffés et de tous les temps donc oustazité de Barham universel mais modeste savantissime mais effacé et probe donc un des mercures rouges de Barham. Sa vie était douce, limpide et réglementée, tel le segment d'Anas ibn Malik sous l'idole de Barham. Talibé au sens sublime du terme, Oustaz était et demeurera un modèle authentique des disciples de Barham. Africain et Saloum Saloum, son verbe a toujours émerveillé les Arabes. Il était un des élèves de Barham. Zénith polaire de la connaissance, oustaz illuminé et ne blessait jamais un fidèle compagnon de Barham. Baye Niass, l'expert en éducation, avait fait de lui ce qu'il était, c'est-à-dire le reflet du maître Barham. Air Maroc du 27 juin 2014 en est une illustration solide. On dirait une nouvelle disparition de Barham. Rare wali de son temps, oustaz parti du vénéré Seydi Cheikh Ahmed Tidiane Chérif pour rejoindre Barham. Hélas, le parrain éternel du daïra des étudiants talibé de Baye Niass et du groupe de réflexion Ansaarud-Din de la fête Ben est l'invité d'honneur de Barham. Ansaarud-Din, marchand et ingénieur, oustaz, sut apaiser les grands tumultes dans la faïda de Barham. Mohamed Ibrahim Mahmoud Diop, oui, Mohamed, car Mohamed est l'homonyme des fils de Barham. Digne fils spirituel de Cheikh Ibrahim Niass et témoin des faits, les Dourous sangloteront
Hayna Barham. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le Sénégalais académicien du Caire et de Bagdad, Barham. Œuvre de Barham, professeur émérite et intellectuel au sens réel du terme, est parti, Oustaz Barham. loolu mooy témoignage waa GRAD ak groupe de réflexion bi waaye dafa am benn baat bu am solo bu ma ci téye mooy Barham un élève de Baye Niass man dama jàpp ni ku narta mokkal doo dem ci Baye Niass donc le fait de dire que ni élève am la woon rek dafa doy ci seede donc loolu témoignage bu leer la parce que ñi jaar ci buntam xam nañ leen bu baax a baax à travers le monde te Oustaz Barham kenn la ci donc exemple la parmi les exemples mu doonaan témoignage bu am solo dañuy dugg ci témoignage yi nga xam ni kii di Mouhamad al Amin Ibrahima Niass ñëw na ci ak ki nga xam ne mooy Cheikh Mouhamad Mahi Alioune Cissé ak Zeyda Nafissatou Ibrahima Niass ñu teewlu leen. Baye saa yu ñu ko tàggeewaat nit lam ci daan teg mooy li yàlla jël moo ko moom lim fi bàyyi moo ko moom keroog ba ñu tàggee Oustaz Barham itam foofu lañ jaar parce que Baye mooy suñu royteer ci lépp te itam lépp loo xam ne ñu ngi ko doon ut yàlla mayoon nañu ko ñu ngi koy sant ci loolu te témoignage bi may def ci Barham Diop mooy li Baye wax li ma Baye wax man ma dégg ko nopp làmmiñam ak suma nopp ne ma am na ñaari xale yoo xam ne seen shabab seen ngono gi yépp mën nañ ko liggéeyale muy Barham Diop ak Sani Awal ma ñaari ñii daal moom seede naa leen ne seen jeunesse lépp maa ko moom kon bu ñuy waxtaan ci Barham du jafe parce que wax dëgg yàlla ay complice la yu woon ci lépp loo xam ne ñu ngi ko daan def ci lu jëm ci yokk nit ki diine yokk ko xam-xam yokk ko itam modestie parce que booy xool Oustaz Barham da ngay gis ne sax moom fi mu war a toog daa iman du fa ñemee toog c'est loolu bu ñëwee Medina dafay dem ca fa xale yi toog foofu lay toogee loolu lu ko waral nag mooy dafa xam ki mu jëflante kan la muy Mawlana Cheikh Ibrahim te jox na ko akam comme ni mu ko waree kon bu ngeen di waxtaan ci moom bu ngeen di def ci moom waxtaan woo xam ne dañ koy fàttaliku mën naa wax ne li arab bi waxoon ne hadihi athaaruna tadullu alayna fanzuru baadana ila al athaari lii mooy samay jëyit yoo xam ne moom laa fi bàyyi képp koo xam ne ëllëg bëgg naa xam ci man dara na seet li mu fi bàyyi. alhamdulilah ñu ngi sant yàlla julli ci yonent sallallahu alayhi wa sallam di waxaat inna lillahi wa inna ilayhi rajiun di wax ne yal nañu yàlla yool ci suñu musiba yal nañu yàlla utalal lu gën luñ ñàkk boo laajtee Oustaz Ibrahim Mahmoud Diop ne mooy kan ci gàttal dama lay wax ne la yari Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu la taalibeem la doomi taalibeem la baayam nekkoon na kàngaam ci kàngaami taalibe Cheikh Ibrahim radiallahu anhu mu juddu mu tuddee ko sédd ko gannaaw bu mu amee juróomi at rek moo ko yar dugal ko ci jàngu yi nga xam ne fa la ay doomam jàngee alxuraan ba mu wëttu alxuraan mu jox ko shahaadatul quraan dugal ko tim ci daara xam-xamam yi nga xam ne ci lay doomam yi taalibeem yi ci la ñuy jàngee xam-xam mu yaru ci yaram
mu gis ci moom ne ndabal xam-xam la mu itteewoo ko bu baax pour def ci moom xam-xam jàng na ci mag ñi fi nekkoon jàng na ci ahli rabbaani alquran ci Baay Alaaji Asta fa la mokkalee alquranam jàng na ci Baay Amadou Thiam mi fi nekkoon di jàngale naxwu jàng na ci Seydi Ali wax na ne jàng na sax ci mbokkam Alaaji Omar Diop waaye jàng ba mu demee ba àgg ci dayo bi nga xam ne jàng yi ñuy jàng ci xalqa yi am na ci foo xam ne buñ ci àggee mooy mel ni ñooy universitaires yi booba lañ commencé di jàng ci Baay jël nañ ci moom xam-xam jël na tariqa sóobu na ci yooni góor ñi ba bokk ci aarifina billahi tabaraka wa taala ndax doy na ci Baay def xutbaam boo xam ne ci maqaamaat diin la ko def ko ci arab ba muy commencé rek dana ana Ibrahima Mahmoud Diop mu ñëw jege si ba mu paree mu ne ko na ko firil nit ñi ci olof te boobu mag ñëpp a ngi fi mu nekk xoo xam ne Baay teel na koo óolu ndax ba muy tukki di dem Pakistan ci 1963 Baay moom la ànd ak ci Chine waaye ca Pakistan Cheikh Ibrahim dafa wax ne évité nañ ko foofu ci fukki jotaay ak ñeent def na fa fukki jotaay ak ñett yoo xam ne xutba àjjuma ci la bokk waaye ba ko fukk ak ñeenteel biñ ko invité mu ñëw gis ne ndaw yi ñoo gën a bëri foofu mu gis ne ndaw moo gën a mën a jeexital ci moom mu ne ci la wax oustaz Ibrahima Mahmoud Diop mu wax ak ñoom. alhamdulilah ñu ngi sant yàlla ci li neex ak lu naqari di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun oustaz Ibrahima Diop wax ci moom jafe na jafewut ndax koo xam ne ummatul islam bi yëpp mën nañu wax ne ñoo ko ñàkk addina bi fu nekk ñoo ko ñàkk rawatina nag tariqa Cheikh Ahmad Tidiane ndax oustaz man dama ne bibliothèque bu mag dem na ndax ñi ko ñàkk ndaw yi ñoo ci gën a ñàkk sax ndax moom ndaw yi ci la nekkoon di leen defal di leen jàngal lu bëree bëri di leen waxtaan suy waxtaan wala muy jàngale su bàyyee rek ñu ne ko continuer ñu ngi koy jaay nag Cheikh Ahmad Tidiane mi nga xam ne mooy xalifa bi fii ci béy bi xalifa Cheikh Ibrahima Niass di ko jaay itam imam Cheikh Cissé ak mboolem taalibe yi aju ci fii ci béy bi Cheikh Issa Ibrahima Diop sax Sénégal ni nga ko xamee am na ñoo xam ne ñoo ko gën a xam boo demee Maroc man dem naa fa yóbbu sama sët moo entré ci hôpital bi ñu wax Cheikh Zahir ñu ne ma yow fan nga jógee ci Sénégal ma ne leen Kaolack Sénégal kër Cheikh Ibrahima Mawlana Cheikh Ibrahima Niass ñu ne ma ndax xam nga Ibrahima Mahmoud Diop may leen bu baax sama mag la ñu ne nekkoon na fii ñu ne ma nekkoon na fii ma ne ñu ne ma waaw may leen sama mag la ñu ne ma loo ngeen bokk ma ne ko Baay lañ bokk mu ne ma kon moom kan mooy baayam mooy Cheikh Ibrahima Niass ma ne ko waaw mooy baayam mu ne laay mu dem am naar yu mu oo ne leen oustaz Ibrahima Mahmoud Diop rakkam nekk moo nekk fii ñu ne ko kii sax doomam doomi bàyyi doomam bi jur xale bi sax doomi Cheikh Ibrahima Niass la moom mi ci boppam doomi Cheikh Ibrahima Niass la fekk man dañu njëkk a ñëw gis sama valise gis ci photo baay ñu bind ci Ibrahima Niass ñun ma ndax da nga ko xam ma leen sama sëriñ la sama doom bi ma nekk doon ne leen kii mooy papa mu ne ko déedéet kii doomam bu em ni dund amatut ndax moom dee na mënutu ñoom pour àddina bi yëpp dañoo foog ne baay kii am passé na bu yàgg taarixam sama doom bi ne leen caati baay sax ak sama benn doomu yaay ñoo maase te kooku sax am na ay mag ci li may gàttal comme ci oustaz la ñuy wax sax foog ñu indi fi ni xam ci moom waaye fii ñun biñ nekkee fii ci kër gi nekk ay xale dañ koo gis moom ak ku ñuy wax maalam lawal bàyyi di ko oo muy jàngale waa kër gi soxnaam yi ak ñi nga xam ne dañ leen indi foofu yar leen ñu dem ba nekk mag oustaz Ibrahima Mahmoud Diop di leen jàngal man mii di wax ak yéen sa jàngal na ma bàyyi moom ma owoon ne ma demal ci oustaz ngay jël foofu dars mais dem ci moom di fa jàng su ñëwee kër bàyyi itam di jàngal mairie fekk ñi ngi nekk ay xale ñuy jàng. alhamdulilah mbokk yi gannaaw bu ñu seetaanee extrait yooyu
ñi ngi dellusiwaat ci salle bi fii dañuy jox kàddu incha allah suñu mbokk yi arab yi nga xam ne ñi ngi fi nekk jiite ay kuréel yu mag. dimension internationale bu al oustaz Ibrahim Mahmoud Diop moo justifié loolu fu mu mas a teew boroom xam-xam yi àddina yëpp dañ fay bugg a teew duñ fa teewee sax di def contribution waaye dañ fay teewee di ko déglu. liir naa ci benn journal boo xam ne Égypte lay génn ñu koy wax Al Ahram dañuy wax ne journal boobu mooy journal bi gën a bari tirage bu muy def ci àddina ci benn làkk buy def tirage bu toll noonu ndax monde arabe bi ñoo bëree noonu jullit ñi ñoo bëree noonu dañ leen di boole ci biir ñooñu nga xam ne dañuy lire arab benn éditorialiste dafa bind ne Ahmad Bahjat lañ koy wax ne oustaz docteur Ibrahim Mahmoud Diop kenn la ci koo xam ne li muy wax nu mu mënti demee su ko tàmbalee da nga ko déglu ba mu jeex kenn xamul nu mu lay njabaree ba da nga ko déglu nu mu ba mu jeex takk. Ahmad Bahjat moo bind lool éditorialiste bu mag la boo xam ne xalimba bu ku fiir la ci xalimba du surtout nag koo xam ne ci beneen xeet la bokk du arab nga bind walla nga wax lu xaccee xolam ak ay bëtam noonu ba mu bàyyi éditorial am boobu nga xam ne ni mu chéré ci monde arabe ni mu chéré ci moom ni mu chéré ci ay disciples am ci wàllu xam-xam da nga xam ne Oustaz Ibrahim Mahmoud Diop du nit ku ordinaire waaye noonu la war a demee. Cheikh Abdoul Aziz Sy mu baax ma dafa taseeg moom rek tëccatu benn way ci lugal arabiya way wu neex waaye ca fin ba comme jamonoy gàttal la mu ne ko nii nga war a mel lim la fa cheikhul mashayixi fi l islaami rabbak soo meloon ne leen mu jaaxal ñi ndax sëriñ si moo la jàngal loolu sëriñ Abdou Aziz Sy mi ngeen xam lim doon ak nim toll ci tariqa tijaniya wàll yu mag boobu moo seede loolu Baye nag moo ko joxoon mission boobu ci lettre boobu nga xam ne tudd naa ko léegi bi muy dem Accra ci université boobu ci mouvement de renaissance boobu ne ko ilayka ayyuha alhib ibnu alhibbi albaar ibnu albaar lettre bi mi ngi jëm ci yow mi nga xam ne sama soppe nga di sama doomi soppe yow doom ju baax ji di doomi nit ku baax kooka lettre boobu la ko bindoon ba muy tontu ci 4 juin 63 mu ne ko fadilata cheikhi wa cheikhi abi wa jaddi wa ummi wa jaddati cheikh al islam yow sama sëriñu baay sama sëriñu maam bu góor sama sëriñu ndey sama sëriñu maam bu jigéen cheikh al islam yàlla nga fi yàgg te wér ndax noo fi gën a yàggee rek teraanga la ñeel mboolem àddina leetal ba wéy mu ne ko xat intahat ziyaratuna li Freetown lii bind loxoom la ci en-tête hôtel ba mu daloon ci Freetown rapport yi mu doon bindal Baye jàng ko xaju ko fi ci émission lañ nekk waaye ay paragraphe rek laa ci indi paraphrasé ko ñu jëriñoo ko tantaan ci intahat ziyaratuna li Freetown fi hadi leyla bi najaahin wa tawfiqin wa lillahi alhamdu وقد حاضرت مساء اليوم في قاعة البلدية عن حقيقة الإيمان محاضرة تركت آثارها في الجمهور يا شيخ إبراهيم maa ngi fii ci gouvernance bi nekk ci Freetown def naa fi conférence boo xam ne maa ngi ko def ci dëgg-dëgg ngëm yàlla mooy lan bi ma ko fa defee nag muhaadara bi jeexitalam nga ma ngay dem di tasaaroo comme oustaz Babacar dafa wax léegi ni mu jekkoon langue arabe oustaz docteur Habib Thior na ko wax ni mu jekkoon langue arabe ma indi beneen paragraphe buy concrétiser wax jooju ñu dégg arab danañ xam ne lii ijaaz lugawi la dafa meloon ni kuy kàll ci làkk arab mu ne ko tajannuban li izaajikum bil itaala axtatimu risalati muqabbilan yadaykum alkarimatayni
طاويا الزمان والمكان حيث يتلاشيان مع النية في المطلق. سبحان الله، ما أعجب بشأن المحبين، كأني أجد عطركم الآن وأحس بمدد منكم يعتورني من كل جانب. فشكرا لكم والله زين، والحمد لله على تحقق القرب وعلى قرب التحقق. من قوم صعب ما كنا نفير لان لا يوختي أولف. إعجاز لغوي. كان أحد الممسكين بناصية اللغة العربية باستطاعته أن يفعل فيها ما شاء، وشاء أن يسخرها لخدمة الإسلام. أعطي الكلمة للأستاذ محمد أحمد عوض، ممثل دار الفتاوى اللبنانية في السنغال وغرب إفريقيا، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، حضرات الإخوة والأخوات المشاركين في تأبين سماحة العلامة فقيد الإسلام والمسلمين الشيخ الدكتور إبراهيم جوب، بداية اسمحوا لي أن أتقدم بالتعزية لذويه وللشعب السنغالي ولعموم المسلمين باسم صاحب سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ الدكتور محمد رشيد قباني، الذي كلفني ووكلني بإلقاء كلمة بالنيابة عن سماحته. وكيف أستطيع أن أوجز سيرة رجل بأمة أحيا الله بهمته أمة عبر سنوات امتدت إلى ما فوق 80 عاما، عن رجل لقب بأنه أمهر الخطباء المعاصرين. ذكرنا بالخطيب ابن نباتة الذي جادت به القرون في السابق. ولكن أيها الإخوة الكرام، المصيبة كل المصيبة هي بموت العلماء. سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: إذا مات العالم ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. وسيدنا سعيد بن الجبير سئل كيف يهلك الناس، فأجاب: إذا هلك علماؤهم، لأن العلماء هم مصابيح الدجى، وهم النجوم الذين يهتدي بهم الناس في ظلمات الليالي الحوالك. وكيف لا وإذا كان الفقيد مدرسة في الاعتدال والوسطية والسماحة ونشر الأخلاق النبيلة والقيم السامية. تجاوز حدود دولة السنغال ليمتد عطاءه إلى كافة أنحاء العالم الإسلامي. ولقد قيل قديما: لولا القاضي عياض ما عرف المغرب. وأنا أقول قياسا على هذا القول: لولا أمثال سماحة الدكتور الراحل إبراهيم جوب لما عرفت السنغال ولما عرفت أفريقيا إلا بمثل هؤلاء العلماء العظماء. والله سبحانه وتعالى يقول: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. سئل حبر الأمة
سيدنا عبد الله بن عباس ابن العباس رضي الله عنهما: كيف تنقص الأرض؟ فقال: تخرب الأرض وتنقص بموت علمائها. فلذلك إخواننا الكرام، نحن الآن نستذكر مزايا الفقيد الراحل صاحب العطاء، ولكن ما يعزينا ويصبرنا أن نرى أولاده الكرام، وأن نرى تلامذته الكرام، وأن نرى من تربوا ونهلوا العلم الصافي وتربوا على القيم النبيلة على يد الشيخ الدكتور إبراهيم محمود جوب. أسأل الله عز وجل أن يخلفنا عنه خيرا، وأن يعوض السنغال عنه خيرا، وأن يكون تلامذته وأبناؤه وأحباؤه خير خلف لخير سلف، وأن يحملوا الراية التي حملها ونافح عنها ودافع عنها الشهيد الراحل شهيد العلم الذي توفي وهو خارج بلاده وهو يرفع راية الإسلام والمسلمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل الصبر والسلوان. بارك الله فيكم وعليكم السلام ورحمة الله. بما أن الوقت يداهمنا نواصل مباشرة مع الأخ شيخ سفيان علي خليفة رئيس البعثة المصرية الأزهر بالسنغال. الحمد لله على كل حال، فهو المحمود في جميع الأحوال، فعال والشبيه والنظير محال، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، خلق فسوى وقدر فهدى ورزق فكفى وأغنى وأقنى وعنده علم الغيب فهو يرى. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلب. كتب لنفسه البقاء وكتب على جميع خلقه الفناء، فقال: كل من عليها فان، وقال: كل نفس ذائقة الموت، وقال: كل شيء هالك إلا وجهه. بهذا قدر الله وأراد الله، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وأصلي وأسلم على سيد الوجود أحب خلق الله إلى الله، ومع ذلك نعاه الحنان المنان الكبير المتعال بقوله: إنك ميت وإنهم ميتون. وإذا جئنا لنؤبن هذا الفقيد الشهيد العالم الذي رفع الله قدره، حيث قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ونحسبه على خير والله حسيبه. نحسبه على خير والله حسيبه. وإن الأمم لا تقاس بطولها ولا بعرضها ولا بعدد سكانها ولا بعدد رجالها ولا بعدد نسائها، إنما تقاس بعلمائها. وصدق القائل: أن رجل ذو همة يحيي أمة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يهزم جيش وفيه المقداد بن عمرو. فأصحاب الهمم هم أصحاب الرسالات العظيمة. وإذا جئنا نؤبن هذا الشيخ لابد أن نتعلم من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أبلغه أحد بوفاة أحد يدعو له. وأخيرا هذه رسالة من الأزهر إلى فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم جوب، فهو أهل لذلك، وهو يعني يحتاج منا الكثير من الدعاء، ونسأل الله أن يوفق يثبته عند السؤال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. mbokk yi gannaaw bu ñu dégloo message boobu nga xam ne université bu mag boobu ñuy wax Al Azhar ñoo ko joxe, ñi ngi jox kàddu gi nag léegi Cheikh Tidiane Fall. Cheikh Tidiane xariti oustaz la, mbokkam la, jarbaatam la. maa ngi leen di seedeel tey ne mbokk yëpp
d'accord nañ ne oustaz ku baax la mbokk yëpp wax nañ ko wax naa ko ci seen tur wax nañ ko fii wax nañ ko feneen nitu yàlla la woon nit ku baax la jullit la comme ni ko oustaz Babacar Niang waxee loolu laa bëggoon wax na ko ba pare comme le sëñ Aliou Cissé waxoon rek bañ tegee Maolana Cheikh Ibrahim ne kii jullit àqal na mu jeex loolu ku ko wax rek wax ji jeex na connaissance infuse boo xam ne inestimable moom la amoon am na sax mbokk mu ma dajeel keroog mu ñëw di ma jaale ne ma est-ce que yéen xam ngeen ne oustaz Barham Diop gis ko moo gën a yomb xam ko parce que li ne ci moom yëpp xamu leen ko yéen sax ñu mbokkam loolu bëggoon naa ko wax mu leer humilité la am mbokk ñun ñoo mun a xam ci côté mbokk nan la buggee mbokk nan la buggee ay doom bugg ko ay jarbaat bugg ko ay xarit l'islam wax yëpp ak li alxuraan wax maanaam daal mun nañu wax ne oustaz moom mooy alxuraan foo ko gis oustaz ku correct la misam waxam amul fenn fu muy intervenir ci télévision ci rajo ci journal fenn ba benn tarixa ci Sénégal wax ne oustaz may lay ŋàññ lu mu wax ñëpp ànd nañ ci ñëpp ko naw fu ko yàlla oo fa la jëm keroog dañ ma doon defal cérémonie de départ à la retraite ma yëgal ko parce que sama nijaay la ne ko dangaa tawat fi mu nekk nii sa yaram neexul da ngay noppal dama la koy wax bañ nga yëg ko feneen waaye bul ñëw ñu nekk ci digg cérémonie bi mu ñëw ma ne ko nijaay lu tax nga ñëw mu ne ma buñ ma woowoon ci yow foo xam ne Tamba la ñu war a dox sax moo tax dem pour wal leen sama diggante woon ak moom. oustaz moom wax dëgg yàlla bu ku nekk waxee lim ci xam rek defe naa buñ la bàyyi yoon nga fanaan feek ñun waaye loo xam ne kenn mënu lu jiwoo jeexul jugu fa dañ amaat incha allah yeneen jotaay ñi jox kàddu gi oustaz docteur Khadim Sylla docteur Khadim Sylla ragal naa ne bi Cheikh Babacar Niass di wax léegi discours ba mu defoon Égypte ci université du Al Azhar ragal naa ne maag moom ña nga fa ca bés booba ci jamono jooya moom it mën na fee toog fanaan ak ñun ci kàddu waaye jotaay bi laajul guddal ñu ngi koy ñaan mu jox ñi ci ay baat rek ci xam li mu xam ci oustaz Ibrahima Mahmoud Diop. bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala afdali alxalqi ajmain sayidina muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bi hadihim ila yawmi din ixwat al iman wal islaami wal ihsan assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ngi wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mu nekk koo xam ne modèle la référence la royukaay la waaye nag sak la ci mboolem kuy doomu daara ndax bokk na ci ñi tax kenn mënatut a xeeb nag doomu daara ndax yóbbu na daara ak doomu daara foo xam ne néew na ku ko fa yóbbu ci mboolem milieu intellectuel yi nekk ci àdduna bi yépp fenn fu mu taxaw fu ne et ñu bari ca ñam fa nekkal di ay borom yi xam-xam danañu am complexe ci moom ngir naw ko ak yéem ko ci xam-xam loolu nekk fierté képp koo xam ne kuy doomu daara nga ndax tax nañu naw doomi daara yi comme ni ma ko waxee tax na kenn xeebatul wala mënatutoo xeeb doomu daara ndax jëmmam waaye ñun ñi nga xam ne it ñoo askanu ci këy diine itam royukaay la ci nun kon nag moom jàngale na tarbiya wane na ci tarbiya loo xam ne war naa tax nu ndaw ñi nag ñu gën a laxasaayuwaat fonkaat wàllu tarbiya fonkaat wàllu xitma te defal ko ko mat a defal wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullah barakallahu fiik kaddu yi lañ doon séentu ci yow yaakaar nañ ne dañ amaat yeneen jotaay bu ñu jugee ci kaddu googu rek ñu ngi jox professeur Abdoul Aziz Kébé mi ngi yegg si léegi soppe oustaz la damay wax ne disciple oustaz la dégg ngeen yéen ñëpp liir ngeen itim bind boobu nga xam ne def na ko ci oustaz Ibrahima Mahmoud Diop. maa ngi sant sunu borom di julli ci ku tedd ki sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashaabihi di ñaan sunu borom mu dotti ay ngërëmam ci bépp wali yu yàlla boo xam ne mës na koo sàkk dale ko ca ba muy sos sunu maam aadama ba keroog mu koy soob ñuy wal bufte ba maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di yeesal njaal di ñaan sunu boroom saa su nekk waxtu wu nekk ceeñeeru jant bi fa muy jóge di wàcc ba ci ñun fépp fu mu munti jaar onde bu mu munti def
sunu borom yàlla na ko ful mu nekk ay ngërëm mu wàcce ko ci Cheikh Barham Diop bi jaahi rasulil karim sallallahu alayhi wa sallam. comme gàtt na ma wax ñaar dama ànd ak moom tukki lu bari te dafa am loo xam ne daf ma safoon saf ko muy Cheikh Ahmad Tijani Chérif il Fatimi te comme dañ daan ànd di tukki suñu tukkee daf ma ci daan wax lu bare waaye tamit Cheikh il Islam di Cheikh na Ibrahim daf ci daan wax lu bari ci man dinaa ci wax ñaar joxe microphone bi. xam nga dama wax ni ca ba mu génnee àdduna moom Barham dama ni ñun ñoo dul déglu asamaan ñun ñoo mënta déglu suuf mais ku ni woon tekk di nga dégg suuf muy onk ndax jëmm ji mu nar a sóol ku ni woon tekk di nga dégg asamaan muy yëkki waaye itam di nga dégg asamaan ay ñaan di fa jolle jóge ci malaayikati yi nga xamante ni xamalatal arsh la ñuy ñaanal njaboot gi mu fi bàyyi di ko ñaanal moom waaye nag nun sunu bavardage intérieur bi nekk ci ñun moo tax mënatuñoo dégg suuf mënatuñoo dégg kaw. Cheikh Ibrahim damay wax ni ñaar laay wax arrêté dama organiser benn conférence woo ko ci mu ñëw ba conférence bi jeex mu ne ma doom man ngay jàngal ma ne ko oustaz lu ma la mën jàngal yow mu ne ma danga may wax ni lii nga def waroon naa ko mën a def waaye ma yëgal la lenn bàyyi def ma daan wax ni ma doom ñi daan xaar ba mën ko soog koy def bi ñuy dem bàyyiwuñu fi dara ma jël dugal sama poche loolu rek jàngal boobu rek doyoon na xam Barham. beneen bi ñuy waxtaan ci mbiri julli ak ni ñu war a fonkee julli mu ne ma dama ànd ak Baye ñu war ko defal opération bët mu ne ma moom dafa amoon habitude fu muy dem dafay dem seeti professeur ba defal ko visite de courtoisie mu ànd ak moom dem seeti professeur bi war a def opération bi defal ko visite de courtoisie mu ne ñuy waxtaan mu ne ko dama bëggoon xam est-ce que da ngeen may anesthésier ba du ma yëg dara professeur bi ni ko il faut que ñu anesthésier la parce que bët dafa sensible mu ne ko général de Gaulle ñu bari xamuñ ni benn bët la parce que dañ ko doon opérer mu ne bu ko kenn anesthésier te dafa raf bi ñuy opérer mu raf mu am lu yàqu ci bët bi nee na mu ne ko baax na ñu wàcc mu ne bàyyi teg loxoom si mbaggam ni ko doom xam nga lu tax ma ko doon laaj loolu mu ne ko déedéet man boo ma ko waxee dama xam ko mu ne ko comme waxtu wi nga xam ne dañ ma ci opéré dafa jege julli fekk na laaj na professeur bi ni ko ñaata temps lay def ma yeewu mu ne ko ngeen pare mu ne ko du yàgg du mat sax ay 30 minutes mu ne ko li tax ma laaj ko mooy comme dafa jege julli dama bañoon julli jot fekk ma ci ay nelaw yoo xam ne maa ko sabablu loolu oustaz Barham Diop moo ma ko wax ak yeneen oustaz Barham lu nekk nag may na ma ko may na ma téere may na ma parfum may na ma xaalis may na ma yére am na sax loo xam ne mënu maa wax du ma ko wax sunu boroom daal xam nga lumière bi 360 kilomètres par seconde lay def am déet Alioune Badara wala 3600 360 kilomètres 360 000 par seconde lumière boobu ceeñeer bu ca jóge ci jant bi ni ko maam Alaaji Abdou waxoon ni ko bul dañ di doon jant boo xam ne yaay leeral askan wi ceeñeer bu ci jóge ci jant bi rek sunu borom yàlla na ko ful muy ngërëm ndaxte nag ridwaan moo ñu boole woon ci tariqa bi yàlla defal ko ko ak sëriñam yam fa fekk ak ay wéyjuram yàlla na yàlla teg loxoom njabootam teg loxoom ay disciple am parce que man ci disciple yi laa bokk allahuma salli ala sayyidina muhammad wa sallam baarakallahu kaddu googu lañ doon séntu ci moom itam kaddu xol la di jox kaddu gi Cheikh Abdoulaye Thiam moo jiite woon fi Ansaruddin ku tudd Ansaruddin rek tudd al oustaz docteur Ibrahima Mahmoud Diop mi nga xam ne Baye nee noon mooy secrétaire général bu Saïr Ifriqiya ci ñu jéglu ko ci ay baat mu tënkal ñi moom it lim ci xam-xam nañ ne xajul ci benn émission waaye na barkeloo ay baat rek
ñu waxaat inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. ñuy gërëm alxalifa Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahim Niass yàlla dolli leeram. Le 24 juin oustaz Ibrahim Mahmoud Diop fàddu ci Maroc ñëpp jaxasoo xel yëpp jaaxle jooy bari xol lëndëm ndax mbetteel. Le 26 juin ñu jot communiqué boo xam ne ci rajo yi xalifa bi wax na ne dafay denc oustaz Ibrahim Mahmoud Diop ci darix Mawlana Cheikh al Islam Alhaji Ibrahima Niass. ndaw jàngale bu rëy ndaw mottali coloré ndaw dégg Cheikh Ibrahima Niass waaye bu ma waxee xalifa bi rek mbooleem doomu baay ñu ngi ci biir. li ñuy sant yàlla rek mooy jëf jooju dafay dëggal ku wax léegi ne daara ku topp daara am ci xam-xam am ci ndigal am teggin da nga am fay. yàlla nga koy fay mi ngi tàmbali te amuñ sikki ne payam dafay gën a yaatu ndax bu ñu xoolee oustaz Ibrahima Mahmoud Diop wax naka la ñëwee da ngay gis ne coobare yàlla la waaye ñaanu wëliwu yàlla Cheikh Ibrahima Niass bokk na ci luñ xam ci taalibeem bu dëggu bu ànd ak moom ngir yàlla ci jamono bu metti waaye amoon wërsëg mënoon mel ne leen di dox diggante Kaolack ak Koosi di xuus muy taw muy noor muy nawet ngir fekki sëriñam ak uti xam-xam. Cheikh Ibrahima Ba. ku nekk ak la nga seq ak moom yàlla dafa dogaloon ñun ñu jógee fi dem jàngi ci réewi naar yi c'est tout à fait naturel et normal boo ñibbisee am yu nekk ci say bopp ay doomi tijaan la ñoon ay sofiyanke la ñoon ba ñuy dem ñu ñibbisi am yu nekk suñ bopp fas yéene delluwaat. Conférence yàlla dogal conférence bi ma njëkk a dégg ci pays bi muy am institut islamique ma teewee ko conférence ba mu jeex mu mel ni oustaz man la doon tontu li nekk sama bopp la doon wax ma ne kii su ma paree war naa koo dem gis ma dem fekk ko bureau fii Rabita ñu toog 45 minutes moom sumi dara am sol mbubb bu ndaw ñuy wax di wax foofu laa ci mën a yem ba tey jii ma toog fii Sénégal génn ci yu bari. beneen bi mooy suma beneen mbokk taalibe ñu toog di déglu conférence am 1997 ñuy wax Moussa Dia oustaz di wax ci alquran mujizatul mujizat bay tudd hadis boobu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne ma min nabiyin min al anbiyai illa utiya min al ayati ma mithluhu ala mithlihi amana bashar wa innama kaana allazi utiituhu waxyan awxaahu llahu ilayya fa arju an akuna aktharum taabian oustaz ba mu ko waxee ne hadis bi mu ngi ci Fathul Baari ci juzul juróom-ñaareel bi xale boobu di Moussa Dia dem ci benn concours d'admission bu ñu doon organiser pour war a dem Qatar bi ñu demee ñu laaj ko mu tari alquran ñu ne ko lan nga mokkal ci hadis mu tari hadis boobu mu dégg léegi ci oustaz ñu ne ko foo ko jàngee mu ne jàng naa ko ci Fathul Baari ci xaaju juróom-ñaareelu ñu ne ko yow am nga dowis fa la jaaree dem Qatar foog naa mook Cheikh Ibrahima mi doomu oustaz Ibrahima Mahmoud Diop ñu ñëw bokkoon nekk di jàng jamono di dox oustaz ñëw ngodi ba xale boobu ñëw ne ko oustaz man yow yaa may bourse te yëgoo ko ndax yaa jàng benn hadis ma mokkal ko ma dem ñu laaj ma hadis boobu mokkal ma tari ko ñu ne ma foo ko jàngee ma wax ne Fathul Baari xaaju juróom-ñaareel ba ñu may ma bourse ma dem jàngi Qatar ñibbisi na tey mu ngi liggéey takk na soxna mu ngi liggéey. ñu ngi jox kàddu gi Cheikh Ibrahima Sall Codesseria. Cheikh Ibrahima Sall man Cheikh Ibrahima Sall moo ma xamal oustaz Baram Diop moo ma wax ne ci liggéey bi nga nekk fexeel nga jegeñ ko parce que di nga jëlee ci moom dara. am na lu bari lu ñu wax ci moom fii waaye benn fan rek la ñaari fan laa bëgg a wax ci moom xëy na ñu bari xamuñ ko ci ñoom durusu xasaniya yi ñuy wax. am na lu mu jur Maroc mooy dañuy établir chaire pour jàngale étude africaine université Mohammed V Agdal loolu doyen faculté de lettres sciences humaines université Mohammed V bu ma ko waxal moom ci boppam en 2011 décembre Codesseria mu ngi organisé assemblée générale Rabat ñu ngi toog ak ñoom ci faculté bi ñuy expliqué naka la ñëwee ba am étude africaine Maroc mu expliqué ne benn alim sénégalais moo ñëwoon foofu def benn conférence kanamu roi bi daal mu yéeme lool Hassan II mu jëlee ci ne non lii war nañu ko jàngale war nañu ubbi chaire étude universitaire pour déggal lii Babacar doon wax fu ne professeur la war nañu ubbi chaire universitaire pour jàngale li muy wax léegi fii
ma ne ko kan la mu ne ma Ibrahima Mahmoud Diop ma ñibbisi ma ne ko oustaz man de lii la ma waa ji wax mu ne ma noonu la demee donc loolu dafa commencé benn chaire université Mohammed V Agdal mujj nekk institut d'études africaines université Mohammed V Suisse yi à Rabat ñaareelu affaire bi ma bëgg a wax ci moom xëy na ñu bari xamuñ ko ci moom mooy ne panafricanisme bu mag la woon ànd ndooru Kwame Nkrumah loon wax nañ fii ne mu ngi doon jàngale Ghana waaye 1961 conférence Casablanca ku xam histoire Afrique am na ñaari kuréel yu amoon groupe de Casablanca ak groupe Monrovia groupe Casablanca ñoo bëggoon indépendance Afrique dëgg 1961 Mohammed V invité chef d'état yu koy gënoon a jegeñ pour ñu discuter naka la Afrique gën a dem mën a dem kanam mën a am indépendance ñaari Sénégal ñoo ko teewe woon Ibrahima Mahmoud Diop ci ñaar yooyu la bokkoon te mu ngi dem ci délégation bu foofu pas ci délégation sénégalaise parce que Sénégal groupe Monrovia la bokkoon oustaz mu ngi dem ci délégation Kwame Nkrumah bi Ghana ci boobu la dem te moom moo tax mu bokk ci ñaari sénégalais ñu fekke woon conférence Casablanca 1961 bi nga xam ne ci boobu lañ jógee dem am organisation de l'unité africaine ak union africaine léegi nii te loolu moom ci boppam moo ma expliqué ne bu muy jàngale Ghana Kwame Nkrumah moo yónnee ambassadeur Ghana bi nekk Dakar dem jëli ko ba Kaolack ci ndigalu Cheikh Ibrahima pour mu dem jàngale foofu donc panafricanisme bu mag la woon dernière chose bi ma bëgg a wax mooy universitaire amoon na critères yi yëpp ñun xam nañ ci dara ci ay gëstu lañ nag CODESRIA organisation panafricaine la ñu ngi def ay recherche loolu mooy suñu liggéey soo toogee ak oustaz xam ne chercheur bu mag la borom xam-xam la te daf ko matee mu am ak rigueur bu rëy maa ngi ko wax ne am na benn conférence bu musoon a def fii nii UCAD université Cheikh Anta Diop sur le soufisme keroog maa ngi ko dégg ci Almadina FM ñu ngi ko teg mu ne waaw dégg la parce que référence c'était impressionnant muy cité ay Platon ay philosophe grec yi ak ñu bëri la xamoon daal di leen cité mu ne waaw moom nag cadre bi mu ko doon defee moo tax référence riche te noonu lay defee conférence yëpp yu ma def yëpp dernière chose mooy et ça c'est juste une anecdote encore pour illustrer à quel point il était érudit et il était savant quoi et il était rigoureux am na ko wax ne perfectionniste la woon waaye dafa amoon rigueur ci li muy def enregistrement introduction alquran bi bu Cheikh Saïd Sall dajale à New York jéemoon naa ko traduire en anglais may toog ak moom di ci waxtaan ma ne ko mais bii c'est très complet lii texte boppam la mun a taxawal boppam sax indépendant parce que c'est bàyyi al Coran noonu la titre intitulé affaire bi mu ne texte boobu enregistré na ko juróom-ñaari yoon mu ngi ko recommencé juróom-ñaari yoon donc du ko doon doon defantu dafa daan def ci fulla boo xam ne te fulla boobu nag la doon wax ci mbiru Baay ci introduction boobu noonu donc yaakaar naa ne jéem na roy sëriñam bu baax a baax ci fànn yu nekk te ñun tamit yaakaar naa loolu lañ war a roy ci moom. muy Ibrahima Sall docteur Ibrahima Sall borom xam-xam la dañuy wax ne am na ko fi wax léegi ci mbokk yi bu nit ne diw borom xam-xam la ñu ne ndax borom xam-xam yaa ko wax. kenn la ci borom xam-xam yi xam nga CODESRIA bu ñu nee fa la nekk jiite ko rek doy na ci wax ne borom xam-xam la. waaye li mu représenté ci Sénégal rek doy na pour tegtale ne borom xam-xam la seede yi la ci def. am kàddu gi ñu ngi koy jox Cheikh Omar Niane moom itam ku jege woon oustaz la dund ak moom itam ci bitim réew. il était pacifique ci discours am ci jëflanteem ak nit ñi jamono dafa ñëw ci Danemark Jylland Journal publié. ay caricature yuntu bi alayhi salaatu wasalaam ñu seet alamul islam yi capital yu mag yëpp am na violence nit ñi mer nañ touché nañ seen ngëm touché nañ seen xol amuñ luñ koy fayee ñu am ay discours yu incendiaire ak ñii di taal ay drapeau di attaqué ay ambassade xam nga nu mu ko tontoo l'homme pacifique dafa ne moom ci gàmmu ga damay def portrait Seydina Muhammad dendale ko ak caricature Seydina Muhammad mu defal ñu portrait comme ni mu ko xamee moom ici Cheikh Ibrahima Mahmoud Diop portrait ba ci gàmmu gu yëpp guddi gi yëpp loolu la def pacifique boobu jàmm jooju nekkoon ci discours am bi jàmm jooju nit ki amee woon moom laa wax ne moom lañ dese comme ndono ci moom lañ war a tasaare. jërëjëf mbokk yi kon ñu ngi dellusi ci miskil xitaam muy jox kàddu gi suñu sang suñu doomu sang Cheikh Abdoul Malick mu def ci ay kàddu incha allah ñaanal ñi. bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، إنني أشعر بالضعالة وأنا أقف أمام هذا الجمع الغفير من العلماء الأعلام وأساتذة التشقيق وترسيل الكلام هنا في جامعة شيخ أنت جوب، أمامهم وأمام هؤلاء العرب السيد الخطيب المفوه الممثل الأزهر، صرت أقدم رجلا وأؤخر أخرى وأنا منتدب للحديث أمامكم في هذا اليوم المبارك، في هذا الشهر العظيم، في هذا الحفل الذي نحتفل فيه بتأبين ذاك الشيخ العلامة أستاذ إبراهيم محمود جوب. mu nekkoon nit koo xam ne Cheikh Ibrahim moo ko yar, moom lañ ko tuddee, moo ko jàngal. bokk na ci ñi ko tàggee ci internet bi benn journaliste bu mag di sët ci Cheikh Ibrahim di shérif ci Mauritanie ñu koy wax Oustaz Hanafi Ibnu Dahab. titre ba mu bindee te biinam ba dafa wax waxu sifal qamarul aswad, mu ne weer wu ñuul wi nag muur nañ ko fi mu ne. ca biir wax ja ma ngay wax di wax ba ne benn ci jotaay bàyyi ak Oustaz Ibrahima Mahmoud Diop ci daje bu amoon ca Caire, ay borom xam-xam teewoon fa. Oustaz di wax bàyyi ngi dend ak benn borom xam-xam bu mag ci Mauritanie ñu koy wax Ahmed Salem wala Addoud, allaama la. Oustaz di wax ba ci kanam bàyyi jege borom xam-xam boobu ne ko pourtant man lañ ko tuddee, sama doom la, maa ko jàngal, waaye moo ma gën a fasaa. borom xam-xam bi ne ko xëy na sëriñam moo gën a éloquent sa sëriñ. xëy na ki jàngal oustaz moo gën a éloquent ki la jàngal. ki jàngal oustaz xëy na moo ëpp xam-xam ki la jàngal. bàyyi ma ko jàngal. waaye dëggal na ci biir waxam jooju wax joo xam ne bàyyi ko wax, ndax bàyyi wax na ci biir waxam ne abi qayadahu lwarau wa ana atlaqani l ilm. mu ne sama bàyyi fegu di moytu bay moytu loo xam ne dafa dagan sax ngir ragal mu ba max ko ci lu araam, loolu moo ko tënkoon, mais man xam-xam moo ma tënki. lépp lum liggéey lislaam ak tariqa bi ak fayda bi yàlla na ñu ci yàlla jox cër bu law yàlla na yàlla kaweel dëkkuwaayam ca gën caa kawe ci àla ili yi ne yi, yàlla na ko yàlla dëkkal ak sëriñam ak soppeem ak turandooram Cheikh Ibrahim ak sëriñam Cheikh Ahmad Tidiane radiallahu anhu ak sëriñam ak sëriñi ñëpp di Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. yàlla am na loolu, mën na ko, yàlla na ko def. di ñaan yàlla alaaka bi nga xam ne doon nañ ko ci ay baay ak ci ay maam, muy diggante ñun ak famille Baay Mahmoud Diop wala maam Mahmoud Diop, yàlla na ko yàlla sàmmal boppam, yàlla na ko yàlla téyel boppam, yàlla nañ ci nekk ci ba donnaloo ko ñun tamit suñu ay doom ak suñu ay sët, ba bañ leen di fekk na ñoom ñëpp dañ ñoo gërëm. yàlla am na loolu, mën na ko, yàlla nañu ko yàlla defal. asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf Cheikh Abdoul Malick ci waxtaan woo nga xam ne waxtaanoo xol la. ba bésub tay bii suñ jonn yàlla ji boo demee néeg bàyyi li bàyyi di jëppi ay photo taf photo yi yëpp photo boobu ba tey waxuma ci jamonoy bàyyi de ba jamono bii suñ jonn yàlla ji ma nga néeg bàyyi photo
di jant bi ñu éclipsé jant bi mu tombeek ñi éclipsé bëtu jant bi Cheikh Ibrahim Charif xamul fu ñu koy dalee asalaamaaleykum wa rahmatullah Gilles mën nga jël kàddu gi léegi kon ñu ngi xam naa yëkkati jotaay bi ba beneen yoon incha allah. alhamdulilah ñu ngi sant yàlla beneen yoon di rafetlu kàddu yi nga xam ni jóge na fi ci sunu mbokk yi nga xam ni teew nañ ci jotaay bi mu mel ni Cheikh Abdoul Malick dafa wax ju am solo ci oustaz Baram te loolu yëpp li ko may mooy fekke te man damay faral di wax naan bàyyi du ñëpp a amoon chance fekke ay mbiram daf may fàttali benn wax ju am solo boo xam ni sunu papa sunuy waajur Imam Assane Cissé waxoon nañu ko nettali fekke donc kuy fekke logiquement da ngaa war a kuy nettali da ngaa war a fekke yàlla da ko may mu amoon chance bokk ci ronu Cheikh Ibrahim di fekke di gis yàlla dimbali ko kooku jàngal ko donc kooku bu nettalee nettali bi wóor la te yi bokk na ci gën a wóor donc ñu ngi profité ci occasion bi di sant waa Ansaaru Din yëpp ak mbooloo mi nga xam ne jóge nañ fu fasantikoo ñëw pour bokk ak ñun jotaay bi naam temps bi doyul waxtaan bi nit ñu doyaluñ waaye dinañ def suñu kéemtulaay kàttan ak ndimbalu télévision nationale en commençant par le directeur général ak techniciens yi nga xam ni toll nañ ci fanweer ak nangam ci suba ba léegi depuis 6h30 du matin ñi ngi fi di installé pour rek dab bànneexu taalibe yi waaye xencu ki nga xam ni moom mooy Cheikh Ibrahim te je crois que ni jar na ko. damay fàttalu benn waxtaanu oustaz boo xam ni waxtaan bu am solo la dafa bokk ci ma marqué ñu ngi ko defee woon kër soxna Musu Koro ma àndoon ak juróomi journaliste mu mel ni jour boobu dama leen a laaj benn laaj ne leen man j'ai l'impression que ni oustaz wax ji buy jógee ci moom ci dënn lay jógee parce que ñun déggin bi ñu ci am c'est extraordinaire loolu sax duñ ko am ci classe yi duñ ko am ci amphi donc cela veut dire que ni borom xam-xam la woon mais yàlla da ko mayoon facilité bu waxee nit ñi dégg mu doon koo xam ne kon ñu ngi ciy profité di ko ñaanal yàlla dëkkale kook sëriñam dëkkale kook Cheikh na Ahmad Tidiane dëkkale kook Baye dëkkale ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim asalaamaaleykum. Cheikh Abdoul Malick mu ñaanal ñi yëkkati jotaay bi mu ne fatiha ak ñetti salaatul fatiha yi auzu billahi kullu nafsin dha'iqatul mawt wa innama توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور